Sococim Industrie ñoo leen di may seen émission Sama Kër. ginaar gi baax na ci kër gi ne saa yoo ko dàqee wax ci say soxla muus mi baax na ci kër gi ne saa yoo ko tuddee waxaale ko say soxla. di leen jaajëfal lu baax a baax mbokk yi ni ngeen àndee ak ñun seen télévision Futurs Médias di leen dalal ak jàmm seen émission Sama Kër di émission bi nga xamante ni moom moo leen di jox opportunité ngeen xam actualité yi ñeel wàllum tabax ak wàllum njënd ak njaay ci wàllum suuf ak wàllum kër. mais aussi di leen permettre ngeen rek am les bons plans gis ngeen nag fan yi ñu jàll yëpp ci émission yi dañu doon waxtaanee sujet bu am solo muy wàllum location gis ngeen li ci rek yenn acteurs yi kon daal di wax seen gis-gis ba ci bi mujj ak ki nga xamante ni moom moo yor kàddu waa ANAIS di agence yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci suñu réew débat bi nag dañ ko fas yéene daal di wéyal ci suñu yeneen i émission tant que kon loi bi mi ngi fii dinañ leen jéem a wax lan nga xam li nga xamante ni moom moo ñeel wàll woowu tey nag dañuy ñëw ba léegi ci actualité xam ngeen ne promoteur immobilier yi wala sax ñenn ñi nga xamante ni dañ leen di jaay suufa li ngeen di njëkk laaj mooy ndax am na VRD nag moom mooy lu ñeel wàllum tali lu ñeel wàllum assainissement lu ñeel wàllum eau ak wàllum électricité loolu dafa war a am kon ci dëkkuwaay bu ñu bëggee dëkkuwaay bi daal di nekk dëkkuwaay bu mucc ayib moo tax nag wàllum assainissement la ñuy waxtaanee tey ñu indi leen lu am solo muy benn atelier bi nga xamante ni waa ONAS di office national bi ñu dénk wàllum assainissement fii ci suñu réew ñoom ñoo ko doon amal ngir rek daal di waxtaanee lu jëm ci wàllu woowu ñoom sax incha allah ci at bi ñu dugg danañu ànd ak ñoom ci terrain bi ñu xool naka la ñuy defee wàllum kon assainissement ak naka la promoteur yi war a mën a def ngir mën a am assainissement bu mucc ayib mais en attendant ñu indi leen yenn ci ay kàddu ndax tey nag ci émission bi incha allah danañu déglu ki nga xamante ni moom mooy jëriñ ñu dénk wàllum ndox mi ak wàllum assainissement bi directeur ONAS dana rek daal di wax mais aussi ki nga xamante ni moom mooy monsieur Sène moom la ñu dénk kon wàllum assainissement mais aussi ponk bu am solo danañ ko rek daal di waxtaanee seen émission Sama Kër mooy nag jumtukaayu xarala yi nga xamante ni léegi dañ ko rek daal di mettre en œuvre pour moytandiku lu jëm ci wàllum inondation loolu nag ak directeur prévention wàllum inondation lañ ci rek nar a àndal mais surtout suñu sponsor di Sococim Industrie tey nag mbokk yi dinañ leen wan li nga xamante ni moom moo ñeel dëkkuwaay wi ci wetu carrière yi xam ngeen ne bu ñu defee mbirum carrière ba noppi waa Sococim dañuy rek daal di permettre askan wi ngir ñu mën a bay ci wetu kon foofile loolu yëpp danañ ko découvrir tey jii seen émission Sama Kër. lël bu am solo wax naa ko sànq ci ndorteel ngir rek daal di xamle ak li nga xamante ni moo jëm lu ci wàllum assainissement nag boo leen ko déggee mooy nag lu jëm ci ndox mi nga xamante ni moom mooy jógee ci douche yi moom mooy jógee ci lavabo yeeg yooyu maanaam ndox yuy jógee ci kër yi ñu rek mën ko wutal ay yoon yu ñuy mën a jaar pour ñu mën a kon nekk ci jàmm mais surtout aussi lu jëm ci wàllum ndoxu taw mu ñu koy woowee eau pluviale bu tawee ba pare ndox bi nu ñu koy rek daal di jëlee ci quartier yi ngir daal di koy yóbbu fi nga xamante ni foofee lañ ko war a yóbbu daanaka noonu la ñu mën a expliquer li nga xamante moom mooy assainissement moo tax nag jëwriñ ngi ñu dénk wàllum assainissement ak wàllum ndox mi di Serigne Mbaye Thiam nee nag promoteurs yi dañoo war a bàyyi xel bu baax a baax ci nit ñi rek proposé ñi nga xamante ni ñoom ñooy acquéreurs yi ne buñ leen nee lu jëm ci assainissement dafa am ci programme leen jaay faw mu daal cee am ñu déglu ko moom Serigne Mbaye Thiam. mooy dañoo toog ministère bi yore mbirum ndox mi ak mbirum setal ak sellal ndox mi aussi ak direction bi nga xam ne moom mooy office national de l'assainissement ñu gis ne am na lu bare ay jafe-jafe yu ñuy gis ci mbirum assainissement maanaam ay quartier yoo xam ne yi dafay taa su tawee wala ñu gis ay ouvrage yoo xam ne yi ndox mi jógee ci gaanuwaay yi ci kër yi moo ciy dugg nit ñi di ci def loo xam ne lii lu dul noonu manque d'information la ñu ne kon nañu def lël bii boo xam ne bii dañ koy seq ak autorité administrative yi maanaam gouverneurs yi préfet yi sous-préfet yi autorité territoriale yi tamit maanaam maire yi
ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo yore mbirum assainissement ak ñi nga xam ne aussi dañuy liggéey ay projet immobilier moom la ñuy wax promoteur immobilier yi mu nekk promoteur immobilier public yi nga xam ne nguur gi moom moo leen moomal boppam comme ay HLM ak ONAS mu nekk promoteur immobilier privé yi nga xam ne dañuy liggéey ñoom ñëpp ñu wan leen ne su fekkee ne am nañu projet bu ñuy def di ko jaay nit ñi war nañoo jël li nga xam ne moom mooy assainissement boole ko ci ba pare nag yemuñ ci foofu rek ñu rappeler leen li nga xam ne mooy charte réew mi ci loolu ci code de l'assainissement wax ko code de la construction wax ko waaye tamit jox leen ay jumtukaay yoo xam ne yi ñu bañ a xam ne assainissement du rek tout à l'égout maanaam yëpp dem ci égout mën ngaa def sa benn quartier sa benn cité soo waxtaanee ak ONAS mën nañ la permettre nga am fa benn système assainissement autonome boo xam ne bii dana permettre population yi vivre ci benn cadre de vie bu baax ba pare éviter affaire ndox yu bon yi di génn ci tali bi wala ndoxu taw bi di indi mëdd ci quartier bi. su fekkee ne yaa ngi def sa projet immobilier wan nit ñi ne leen assainissement bokk na ci cadre bu feex ngeen di kii def say ay say film 3D pour def ko ci soo jaayee da nga ko cee war a dugal. Parce que soo ko ci dugalee tamit population yi ëllëg li nga xam ne moom la ñuy dépenser soo leen ko waxoon xëj na ñu dugal ko ci assainissement bi ci jënd kër bi moom moo leen di gënal ñuy dépasser lu ëpp loolu parce que da nga gis ñoo xam ne ñuy ëllëg seen i salle danañ ko ci perte seen i kër danañ ko ci perte seen i bâtiment danañ ko ci perte seen mur di daanu donc loolu dugal ko ci njëg bi nit ñi fay ko moom moo gën ñuy jàkkoonteeg yenn jafe yi après. Serigne Mbaye Thiam da ngeen ni mu wax ne nag promoteurs yi faw ñu rek daal di bàyyi xel lu jëm ci wàllum assainissement bi moo tax nag directeur bi ñu dénk ONAS moom nag ne moo tax ñu daal di rek dajale lenn ci promoteurs yi mais aussi ñi nga xamante ni ñoom ñooy rek daal di liggéey autour donc du foncier pour xamal leen li nga xamante ni moom moo ñeel mbirum assainissement bëgg nag loi yi nga xamante ni tëral nañu ko ñu daal di koy topp Ababacar Mbaye lay wuyoo moom directeur ONAS. li nga wax am na solo parce que xam nga l'État toujours day accompagner ñi nga xam ni mooy ses collaborateurs parce que collaborateurs yi wax nañ sànq ni am nañ ay démembrement de l'État mooy ñi nga xam ni mooy collectivités territoriales yi dañu war a jouer un grand rôle aussi au niveau de la collectivité représenter État fi nga xam ni État nekk fa te loolu am na solo maintenant ñi nga xam ni ñooy promoteurs yi te ñoom dañuy liggéey directement avec ñi nga xam ni ñooy collectivités territoriales yi ñoom aussi war nañu xam li ñuy def lan la te ñu war a tenir en compte lépp loo xam mooy politique de développement lépp loo xam ni mooy politique en matière sociale de base ñu war ko xam ci bokk en fait li ñuy wax mooy assainissement. donc ci côté boobu je crois que sunu warugar mooy informer leen li nga xam ni mooy texte législatif yi réglementaire yi ak juridique yi nga xam ni vraiment suñ ca tënkoo rek mën na am ñu respecter li nga xam ni mooy mbirum assainissement. mais comme li nga wax li ñu wax sànq mooy nii dañuy sensibiliser informer. mais su dee fekkee ne am ñoo xam ne toujours appliqué wuñu les normes donc on ne peut que utiliser la sanction donc wax nañ ni ci code assainissement li mu tëral mooy bépp lotissement bi ñu war a def dañoo war a demander avis technique ONAS pour que quand même lotissement boobu jël en compte système d'assainissement bi gën ci gox boobu ci lotissement boobu ñu def. beneen bi mooy projet bi suñ ko war a togg balaa ñoo commencer exécuter war nañu demander approbation donc ministère chargé assainissement ou bien ONAS nga xam ne mooy le service délégataire en matière d'assainissement loolu su amul rek cela veut dire que jadd nañu yoon maintenant su jàddee yoon nag le plus souvent ñaar la donc benn bi mooy permettre usagers yi ñu def seen liggéey mais conséquences yi mooy ëllëg li nga xam ni mooy gestion ndoxu tooke yi ndoxu gànnuwaay yi du mën a am na moo amee donc mooy waral yenn écoulement eaux usées yi génn ci mbedd yi wala même ci biir kër yi te loolu ñoom ñooy ci loru aussi loraale ñi nga xam ni ñooy dox ci mbedd bi loolu déjà je crois que comme ni nga ko waxee je crois que il est temps maintenant ñu xool naka la ñuy cibler ñi nga xam ni def nañ loo xam ne respecté wuñu réglementation ñu xool sanctions yi parce que toujours su ñuy waxee en fait infraction toujours à côté donc réglementation prévoir na ay sanctions donc moo sama naataangoo directeur de l'assainissement déroulé na ko sànq ba ñoom xam nañ ko léegi donc pour suñu bëggee yenn éclaircissement suñu demee ci texte yi nga xam ni mën nañ ko am fu nekk dañoo xam ni suñu defee lii kat lii moo leen ci xaar donc loolu
bokkul rek yemul rek ci gestion assainissement muy eaux usées yi mais même ci ndoxu taw yi gestion eaux pluviales yi parce que soo gisee li nga xam ni mooy inondation parce que li ñu wax ne au Sénégal am nañ inondation mais mën nañ wax ni li ñu am du inondation donc problème de gestion des eaux pluviales la suñu respecté wul par exemple li nga xam ni noonu la ñu war a dëkkee problème urbanisation ba nga xam dañ ko war a contrôler ni ñu war a dëkkee suñu respecté wul fi nga xam ni war nañ fa dëkkee wala war ñu fa dëkkee mooy aménagement territoire suñu respecté wul ñaar yooyu àla kulli alin dëkkuwaay su amee rek ndoxu taw yi du am fu muy jaar parce que am ñoo xam dañuy dëkk ci fi nga xam ni ndox foofu la nekkoon dëkk fi nga xam ne mooy yoonu ndox donc forcément ndox mi su ñëwee day créer li nga xam ni mooy occupation de l' espace et loolu la ñuy wax inondation mais suñu jëlee préalable yi nga xam ni projet boobu nga xam ni moo jël ci gox boobu ñu def fa système d' assainissement muy système d' assainissement gestion eaux usées yi c'est-à-dire jógee ci kër yi ak système de drainage des eaux pluviales suñ ko fa defee je crois que à la kulli alin am na nu muy demee donc li nga xam ni mooy problématique yi ma cité sànq du mën a am. Ababacar Mbaye moom mooy directeur bu ONAS leneen nag wax naa leen ko mbokk yi ci liggéey sur le terrain dinañ ci ànd incha allah ak ñoom pour gën a mën a comprendre lu ñeel wàllum assainissement bi nga xamante ni saa su ne day indi ay jafe-jafe fii ci suñu réew ndaxte am na gox yu bëri daanaka amuñu ko dañuy rek tabax ba noppi doog a lijjanti lu jëm ci wàllum assainissement loolu nag nekk problème bu bëri du ma ne rek Ndakaaru mais sax ci Sénégal njaay bi lay wax moo tax nag dañuy ànd ak directeur de l' assainissement mu expliquer ñu yan xeetu kon assainissement la ñu mën a am fii ci suñu réew. li tax ma ne lu am solo la parce que daf ñu may ñu dajale maanaam ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu tabax fii ci réew mi ñu mën a waxtaan ak ñoom gën leen ñaax sensibiliser ñu gën a xam njëriñu boole assainissement ci li ñuy def parce que li nga xam ne moom lañ ci jàpp ne moom lañ ci mën a jëlee mooy nit ñi nga xam ne ñoom ñooy tabax dinañ mën a comprendre enjeux yi nga xam ne moom lalu ci wàllu assainissement bi gën a lëkkaloo gën a am suñu diggante ak ñoom ba nga xam ne dinañ gën a mën a collaborer ñoom bu ñuy am ay projet pour mën a tabax ay dëkkuwaay. boo xoolee procédure bi ak wàllu ndox mi branché ci ndox ñoo xaw a niroo parce que nit ki bu fekkee ne da nga nekk ci zone boo xam ne dafa am réseau égout ngay tabax sa kër li ngay def rek mooy saisir waa ONAS bind leen def demande pour ñoom ñu mën ñëw branché la boo xesee def demande bi rek ñoom am nañ procédure boo xam ne moom la ñuy teg pour fexe ba yow nga mën a branché wu. am na nag loo xam ne da nga koy fay loolu moom ala kulli nañ loo am la mais quand même boo xoolee jeexital yi ci am ci lu baax maanaam nga branché wu ci réseau d'égout maanaam moo njëriñ li ci nekk wax dëgg yàlla doo ko mën a méngale ak maanaam boo ko deful woon. moo tax ñuy ñaax nit ñi itam ñuy gën a góorgóorlu ci wàllu woowu. bu fekkee ne yow da ngay tabax sa kër amoo maanaam égout amul fi nga tabax kër ga nga defar sa gaanuwaay sa biir kër defar say foos ak yooyu loolu moom lañ tuddee assainissement autonome loolu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi tabaxal seen bopp kër itam ñoom dañ koy def wala promoteur boo xam ne daf koy def day tabax ay kër foofu amul réseau itam mën na ko def mais day fekk nag mu am waxtaan digganteem ak ONAS ba nga xam ne sur le plan technique encadrement bi dina mën a bi war dina am suivi bi également bi war dina am. ñetti façon système am na mooy système collectif bi nga xam ne ay réseau la boo dëkkee fenn nga ñëw branché wu leneen li mooy am na loo xam ne système autonome la maanaam foofu du am égout yow maanaam douche bi nga tabax. ak fosse bi sa biir kër la yem gaanuwaay duñ ci génne dugg ci benn réseau ñetteel bi mooy bi nekk seen diggante mooy système semi collectif boo xam ne mën nañ ko def ci ay koñ yoo xam ne ay quartiers yoo xam ne xëy na population bi yaatuwul yenn yaatu yi ba nga xam ne dinañ mën a am seen système semi collectif mu mën a gérer seen eau usée ak seen eau pluviale. immeuble moom dafa war a am système assainissement maanaam bu fekkee ne immeuble bi nekkul fu am réseau. li mu mën a def mooy dafay def buy tabax immeuble bi dafa am benn procédure bu mu war a jaal moment bi muy déposer autorisation de construire daf ci wàlla boolewaale benn dossier technique boo xam ne dafa war a ànd ak moom pour bu ñu demee waa service yi nga xam ne ñoo yor wàllu construction urbanisme ak yooyu ñu mën ko jàllale mu yegg ci service technique yi ONAS ak yooyu ñu mën ko saytu xool ba xam système bi nga xam ne moom la waa ji def méngóo na ak li war a am wala déet su fekkee ne nag immeuble bi dafa nekk ci zone boo xam ne am na réseau. bu boobaa àla kulli yàlla dafay def demande au niveau de l'ONAS pour mu mën a branché wu. loolu yëpp incha allah sax mbokk yi danañ ko gën a yaatal waaye xam ngeen ni inondation
loolee itamit dafa sonal bu baax a baax askan wi moo tax nag dañoo daal di bëgg jël ay jumtukaay yu xare la ngir rek mën a xool léegi suuf si fu mu toll ak ndox mi fu mu toll maanaam léegi la ñuy duppee kon ay photo ca kaw jaww ji moom la ñu fas yéene kon daal di utiliser ngir mën a xam yan zone ñoom ñooy zone yu am inondation wala déet loolu nag ñi nga xamante ne ñoom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum prévention ci wàllum kon inondation ñoom ñoo ko fas yéene kon daal di jëmmal loole nag balaa yàgg lay doon directeur bi ñu dénk wàllu woowu am na ay kàddu yu ñu rek daal di dénk ngir expliquer ñu ñoom naka la ñu fas yéene gën a jëmmal liggéey bi ngir moytandiku lu jëm nag ci wàllum inondation. Mamadou Alpha Sidibé man maay directeur prévention ak gestion des inondations ci ministère de l'eau et de l'assainissement. tey suba nag dama ñëw fii ci atelier bi ñu organisé fii présenter leen benn jumtuwaay bu bees boo xam ne ñu ngi koy mettre en place suñu direction mooy li ñuy woowee modèle numérique de terrain maanaam dafa di jumtuwaay boo xam ne daf fay permettre ñu gën a xam suñu suuf si ni mu tëddee jumtuwaay boobu ñu ngi koy def nag ak relation ak financement bi ñu am ak AFD ak Fonds Vert Climat te commencé nañ ko depuis le 1er octobre maanaam ci biir 2022 bi dinañ ko finaliser li am importance ci jumtuwaay yooyu mooy tey ñëpp ñi nga xam ne day intervenir ci maanaam defar suñu dëkkuwaay yi dinañ am nataal bu leen di permettre ñu gën a comprendre suñu dëkk yi nu ñu tëddee parce que loolu mooy tax population yi dootuñu dem di dëkk ci ay xur wala ci ay yoonu ndox te pour loolu nag vraiment liggéey bi tàmbali na te foog nañ ne fii ba en fait juin prochain dinañ am les premiers résultats bi tax vraiment ñu am jumtuwaay yooyu. à partir du mois de janvier dina am benn avion buy ñëw fii buy photographier Sénégal bi sur une étendue environ de 10 000 kilomètres carrés ci 10 000 kilomètres carrés yooyu nag photographie boobu dañ koy couplé ak li nga xam ne dañ koy ne lidar la lidar boo déggee lidar mooy jumtuwaay bu bees la buy permettre nga xam suuf si nu mu tëddee te loolu dina tax par exemple ñi nga xam ne dañuy lu mel ni topographe di liggéey bi muy def ci terrain bi boo amee jumtuwaay yooyu dina ko mën a def en fait ci bureau bi parce que précision bi ñuy wax encore précision bi 8 centimètres lay doon voilà bu ñu ko mënee méngale ak li ñuy def ci yeneen dëkk yi mooy mën nañu nekk aujourd'hui en France ñoom dañu démarrer benn projet boo xam ne dañ ko démarrer en 2020 ba 2025 lay dem ñoom dañuy jàll ci précision bi ñu nekkoon ñoom 15 centimètres la ñu nekkoon léegi dañuy dem ci 5 centimètres donc ñun dinañ am benn précision boo xam ne 8 centimètres la. dégg ngeen directeur bi lu mu wax moom Sidibé nee na liggéey bi danañ ko tàmbali balaa yàgg donc ci atum 2022 bi danañ ko rek jëmmal ngir xool yan zone ci Sénégal bi yëpp ñoom ñoo nekk des zones à risque maanaam des zones yi nga xamante ni foofu suuf bi dafa rek tooy ngir ñu moytandiku daal di tabax ci yooyu ndaxte inondation bi ñuy fàttali ne dafa sonal lool askan wi si Sénégal bi yëpp rawatina nag fii ci Ndakaaru cee gox yu ci mel ni Kër Massar ak yi ni mel mais comme ni mu leen ko waxee kon mbokk yi loolu yëpp incha allah danañ ko fas yéene kon daal di taataan indi ko fii seen émission sama kër pour ñu mën a am la bonne information. bokk naa ci ñiy daan seen doole bés bu nekk ngir bëggal samay mbëbëtu client ci ay tabax yu mucc ayib dëgër te méngoo ak jamono lii lépp suñu àndandoo ak Sococim moo ñu koy yombal. mbégte bu rëy laay am saa su jant soowee ci liggéey yu dëgër te mucc ayib. jaaraama Sococim suñu àndandoo bu yàgg Sococim. leneen ci xibaar ñu ñëw ak yéen ci Sococim Industrie nekk nag suñu sponsor gis nañ ci émission bu le passé wonoon nañ leen carrière yi
nañu koy rek daal di liggéeyee ak maanaam nañu rek daal di utiliser waate lenn ci espace yi nga xamante ni ñoom exploité nañ ko ba noppi maanaam Sococim Industrie du ñu liggéey benn béréb ba noppi rek bàyyee ko noonu dañuy liggéey ba noppi defaraat béréb boobu ndaxte loolu bokk na ci li nga xamante ni moom mooy gën a may doole li nga xamante ni moom mooy Sococim Industrie ca wet wa nag wetu carrière ba dafa am ay maanaam baykat yi nga xamante ni ñoom ñoo fa rek di bay li nga xamante ni bayu dër la di bay di dundee loolu Sococim moo leen ko permettre moo tax nag demoon nañ leen seeti ñu ànd ci nag ak Pambo bi nga xamante ni moom mooy directeur carrière yi mu expliqué ñu naka la ñuy rek permettre askan wi ñu mën a ñëw ci suufu Sococim yi ngir mën ci bay. salaamaaleykum Dieynaba dal leen ak jàmm fii ci carrière Sococim Industrie comme ni ma leen expliqué woon bii passé waxoon naa leen ci biir carrière yi ginnaaw bu ñu exploité ba pare dañuy bay fii nii donc tey nag da ngeen ñëw fii nga xam ne fi la ñuy bayee mbayum dër muy arrosage am na mbayum dër ci biir carrière bi am na mbayum nawet ci biir carrière bi mais heure bi ñu def émission bi mbayum nawet bi moom jeex na fii nag ñu ngi ci mbayum dër bi fii ci biir carrière bi yéen a ngi gis tool yi ngay gis nii yëpp ci suñu ginnaaw li yëpp ci biir carrière Sococim la bokk donc ñi ngay gis nii ñuy bay yëpp ñii dañuy bay ay salade ay persil chinois ñii di bay ay soble ainsi de suite loolu yëpp mu ngi fii nii ñuy liggéeyee nii tey waxoon naa leen ko ci émission bi passé donc tey fi lañ ñëw pour xool li nga xam ne mooy la réalité du terrain avec des habitants de Rufisque et de Bargny à qui nous avons confié ces terres ñi nga xam ne waa Rufisque ak Bargny ñi nga xam ne ñoom la ñu abal suuf si tey ñu ciy bay seeni maraîchage di ko jaay di ci am ay revenu économique Sococim luwewul kenn jaayul kenn da leen autorisé ñu ñëw mën a bay ku ci nekk ak sa parcelle nga jël sa ndox di arrosé di bay di jaay loolu moom la ñuy def ñoom. fii ci carrière bi la bokk boo gisee poteau yaa ngi fële ci ginnaaw loolu yëpp ci biir carrière bi la ba fële ci kaw centrale électrique bi. effectivement comme ni ñu leen ko waxee woon dañuy exploité mais exploité dañuy jël xeer bi mais ginnaaw bu ñu exploité aussi suuf si mën nañ ko delluwaat nit ñi ñu mën ci bay di ci am ab koom-koom donc. loolu noonu ñu permettre ñi nga xam ne ñoo dëkk ci zone bi Rufisque Bargny dina leen permettre aussi ñu am ay revenu donc revenu bi du tout simplement ñiy liggéey ci Sococim ñi bokkul ak ñiy liggéey ci Sococim am na ñeneen ñoo xam ne ñoom xëyuñu Sococim mais ci biir suufu Sococim la ñuy xëy di bay di récolter di jaay di am ay revenu mooy ñi ngay gis nii ñëpp tey nga gis nii ci biir zone carrière bi ñoom ñuy bay di def maraîchage tey peut-être defaguñu évaluation économique réelle pour xool ñëpp ñuy liggéey ci biir carrière bi lan la ñuy gagner réellement par récolte loolu defaguñu ko mais xam nañu inventorier nañu listé nañu toutes les personnes yi nga xam ne ñooy liggéey ci zone maraîchage bi xam nañ seen tur ku ci nekk sa carte d'identité ba depuis kañ nga fi installé wu ñiy bayum nawet aussi ci biir carrière bi ñooñu ñëpp liste recensé nañ leen pour xam ku ci nekk lan ngay bay naajo ngay bay tomate ngay bay kànja ngay bay wala basi comme on l'a vu tout à l'heure fii tamit ñi fi nekk yëpp recensé nañ leen maintenant évaluation impact économique mooy ça veut dire que nit ñi liggéey fii yëpp la ñuy bay di ko dajale at bu nekk ñaata millions la leen di revenir loolu évaluer ñu ko peut-être c'est une bonne question à mon avis peut-être boo xamante ni war nañ ko xool pour xool ak ñi nga xam ne ñooy bay ci anam bi ñoom lan la ñuy récolter bu ko defee dinañ am quelque chose boo xam ne dinañ ko wane pour montrer encore l'apport de la Sococim dans l'environnement en termes de revenus économiques en termes aussi d'impact socio-économique. mu nekkoon nag Pambo directeur bu carrière bu Sococim gis ngeen Sococim dañuy accompagner askan wi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ca wet ba di leen permettre ñuy bay foofu bayub dër ci li nga xamante ni Sococim laaju leen ci dërëm lu mu bëgg rek mooy askan wi gën a mën a dund ci li nga xamante ni mooy entreprise bi nu mu nekkee seen wet ñoom itamit ñu mën ci rek daal di profiter ci suñu yeneen émission yi sax ñu leen wan bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy responsabilité sociétale d'entreprise bu Sococim mais aussi lu am solo mooy wan leen ciment bi fa ñu koy jëlee ci carrière yi yóbbu ko ci laboratoire yi ba nu muy ñëwee yéen ci seen biir ay chantier ngeen koy jëfandiku moom Sococim ciment bi nga xamante ni duma ko rek duma koy taay di wax chaque fois ñoom ñoo tabax Sénégal laata indépendance ba léegi nii mbokk yi di leen gërëm bu baax a baax ci ni ngeen ànde woon ak ñun
mu nekkoon seen émission Sama Kër l'actualité nag en continu ce sera sur dsbimo.sn di leen gërëm bu baax a baax ni ngeen àndee woon ak ñun merci beaucoup Malick ci réalisation bi Mansour ci son bi merci Youssouf Biagui bu baax a baax ci montage bi di leen jaajëfal bu baax dig daje incha allah ay bés yi ñu dëgmal. Sococim Industrie ñoo leen doon may seen émission Sama Kër. ginaar gi baax na ci kër gi ne saa yoo ko dàqee wax ci say soxla muus mi baax na ci kër gi ne saa yoo ko tuddee waxaale ko say soxla